أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من قصه بفضله ورحمته سيدنا محمد الأمين، جوهر الحق وريحانه، وعلى آله وصحابته أجمعين، ولمن اهتدى واقتفى بهديهم إلى يوم الدين. بسم الله. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di ziyaara yéen ñi ñuy suivre ci sunu kër, di fas yéene am ak yéen ab jàngat bu ndaw ci situation politique bi. dañ doon avancé tuuti waaye loo xew di jàmbat, maanaam il faut sunu émission tey def ab jàngat ci déclaration Pape Diop yi. déclaration Pape Diop nag li ñuy njëkk a wax sénégalais yi, Pape Diop homme politique la, te politique ku ko wax démocratie, règle de la démocratie ci la politique di dox. kon nag ku wax règle de la démocratie waxit principe de liberté d'opinion, d'engagement et de la politique. nu la neex nga koy defee, na nga ko gëmee nga koy defee. kon moom lu mu def moo xam, sañ na ko. waaye nag bu tee ñu jàngat ci conséquence ak effet yi muy def ci moral bi, maanaam jikko yi. côté moral bi la ñuy jàngat, ndax thème bi nag di wax ne wax dëgg yàlla su jom dàqoo fu jom dàqu rek wegeel jóg fa. bu jom amatut kilifteef du am, bu ngor amatut respect du am. fu jom amut rek kilifteef du fa am, fu ngor amut rek respect du fa am. kon li ñuy jàngat mooy ahamiyatu sidq fil mujtama al insani, maanaam dëggu dafa am solo lool ci société bi nit ñi dund ak ci rapport yi. ndax buñ fàtte ne l'islam boo jàngatee lu ndaw moo ci wax aqaid, muy pas-pas yeeg dogme yi, touché croyance yeeg dogme yeeg rituel yi, li ci gën a ndaw moom nga ci wax. pratique rituel yi muy julli yeeg ibadaat yi, part bu ndawayam bu yam, relativement bu yam. waaye nag al muamalat ak ihsan, rapport humain yi li koy traité ëpp na fopp lay wax ci pas-pas, di wax lay wax ci dogme, ëpp na lay wax ci jaamu yàlla yi ibadaat yi. kon tabdoo lana xaajatan xaajatul mujtama al insani إلى خلق الصدق. يعني بدا جليا أن المجتمع الإنساني يحتاج إلى أخلاق الصدق والأمانة. ونلاحظ أن شطرا كبيرا من العلاقات الاجتماعية والمعاملات الإنسانية تعتمد على شرف الكلمة. ñu jàngat ci ne
société doomu aadama nekkin wi relation humaine rapport diggante nit ñi ak nit ñi rapport yooyu dafa laaj maanaam mu sukkandiku ci honneur dëggu ndax dëggu mooy honneur su dëggu dàqoo rek honneur amatu fa bi miqdaari sidqi lisaan aw kazibihi tartakizu saadatul mujtamaci aw shaqaauhu maanaam ci à mesure que làmmiñ nit ñi di dëggug làmmiñ yi mooy proportionnellement inverse ci la nit ñi texee tedde wala ci la ñuy teggee di c'est-à-dire malheuru nit ñi ak seen teraanga seen malheur ak seen teraanga mi ngi aju ci kem ni seen làmmiñ di dëggoo noo dëggoo rek sa teraanga yokkoo noonu noo dëggoo di ko sa teraanga xeet wi ak askan wi jàmm jeeg sécurité jeeg épanouissement bi deltu ginnaaw proportionnellement inversé ci ni mu dëggoo wala ni ñu fooyee kon làmmiñu dëggu nit ki ni muy dëggoo ak ni muy fooyee rek ci la rapport humain yëpp yi sukkandiku ci lay doxee ci lay fonctionné wu kon dëggu daa baax dëggu day lu mënta ñàkk moo tax ci alquran bari na ci li ñuy gis waj'al li lisaana sidqin fil axirin maa ngi ciy jàpp rek ba ci Shu'ara verset 84 lisaanu sidqin fil axirin mooy may ma langage de postérité mooy su ma fi jógee nit ñi di def ci man di naan di ma tagg di wax naan moo baaxoon moo def nangam loolu yonent yi dañ ko daan ñaan yàlla may leen langage de postérité c'est-à-dire buñ fi jógee ñu leen di seereel lu ñaaw astaghfirullah buñ fi jógee ñu leen di seereel lu rafet te leen cité en exemple di ñaan nit ñi di leen tagg naan ñoo fi defoon lii ñoo fi defoon laa muy liñ naan al thanaul hasan tagg wu rafet al zikrul jamil di la tudd ci li rafet loolu sa yonent yi da ko daa ñaan te alquran dafa bari lool lisaanu sidqin fil axirin ak lisaanu sidqin aliya yooyu daf cee bari mooy langage de postérité ñu lay seereel lu rafet sa ginnaaw te politiciens yi daa mel ni loolu bawuñu ci xel ñàkk jom gi ñuy promouvoir wax lii tey jëflee suba te di ko def à répétition foo toll di ko def ku ciy wax dara gëmoo ko ku wax nga ne gongo su jëfee nga ne accam loolu de ñoom non seulement dañoo nekk au rebours de leur temps mais dañoo nekk aux antipodes ci valeur islamique waaw loolu moom sori nañ ko lool ak valeur traditionnelle yi nga xamee ne mooy jom ji ñu doon wax ndax mu ñu fuñ toll naan suñ maam jom jooju ba pare ay mag di ñàkki jom loolu wax dëgg yàlla rafetul de politique nag moom daa am son métabolisme interne ak ses règles yoo xamee ne règles yi boppam la mais nii ñu koy defee moom rafetul jekkul waaye nag teewul ñu jàngat ko nag jàngat boo xamee ne jàngat bu factuel la ndax Pape Diop ku ko respecté la du ma sori ci ay di ko jéem a dénigré wu ma ko yàquma deram damay wax rek maanaam waxeet yi ñëw bare fi mu ne muy phénomène waxeet di ci jàngat bu baax ne ku sëñ te bañ saña na ko te it erreur yi bari na fépp fépp nag te it gis nga pensée unique bi ñu bëgg ñun du sotti Donald Trump nee na woon ay jaam lañ fañ dëkk njaam gi ñuy bañ
ci Amérique ñun africains yi ñu ngi fa ñu dëkk ñu ngi fay dund ak njaam dundu njaam weesuwut culte de la personnalité ñii ñëpp ñu fi gëm ñëpp yow da ngay gëm kenn pour contestation pour vision politique am ak pour constance am persévérance am mais dañuy dem ba léegi daanaka culte de la personnalité wéy mu ngoog mel ne du ñuy nit loolu baaxul ci waa ñiy jaamu Sonko mel ne Sonko ku dul juum la dañ koy juumloo nañ koy teylu parce que bu ëllëgee bu Sonko juumee ni ñuy def li ñu dal lépp nag culte de la personnalité moo ñu ko def sëriñ si ay doomu aadama lañ woon yu dem ba àgg ci yàlla di góor yàlla yu mag waaye dañoo mujj teg yàlla fële di leen jaamu tey lii ñu dal lépp ci teg ay kilifa place yu yàlla ba nga xam ne yàllaa ko moom toog fa ñu jox koy sëriñ yañ gëm moo ñu dëkkili parce que marchandage politique bépp ñoo koy homologué ku def say tappale da ngay siyaare ji nga sëriñ tel ak tel mel ne moom moo homologué wala mooy démarcheur politique ba nga xamee ne ay marchandage politique yu des sorties de marchandage politique day mel ne ñoom ñoo ko homologué léegi loolu lépp li ñu ci dugal mooy culte de la personnalité mais ñu jàngat ko nag de manière holistique jàngat bu xóot jàngat lan moo ciy paaru France jàngat lan moo ciy paaru kilifa diine ñi ñu yaakaar te gëm leen alors premièrement ñu xoolaat France ak nationalisme bi nga xam ne moo génn Afrique te sonal France lool Emmanuel Macron bi mu faloo ba tey dafa wax ne dafa bëgg faire de l'Afrique l'une des priorités de son second quinquennat mooy ñaareelu mandat bi jublu ci li priorité ba ko ci gën a amal solo mooy def Afrique fexe ba nga xam ne Afrique gi nga xam ne France ak fii reculer bu baax a baax France entreprise France yi fi ne sonn na concurrence bi sonal na concurrence bu metti moo leen bousculer muy concurrence ak Chine Russie Turquie ak Inde sonal nañ fi trop France léegi nag naka la Emmanuel Macron di reconquérir Afrique mënatu koo def nag par liñ daa wax bu njëkk maanaam moyen dispositif militaire moom mënatu ko moyen politique yi nekkatul lu conséquent nekkatul it lu efficient donc soft power rek la ko mën kon France am na intérêt pour reconquérir confréries religieuses yi maanaam marabu yi France sukkandiku ci parce que citoyenneté bi action citoyenneté yi dafa nekk loo xamee ne dafa empreinte d'une démarche panafricaniste maanaam panafricanisme bi nga xam ne néo panafricanisme bi fi ne dafay xeex dëgg France néonationalisme maanaam démarche néonationalisme néonationaliste bi ci boppam dafa lëjal France te nit ñi léegi dañuy jógaat sursaut nationalisme bu bees moo jóg boo xamee ne dafay bëgg a jóg nag pour nag xeexaat pour souveraineté ñu am souveraineté politique et souveraineté économique loolu dafa yàq ay visée politique yi France yi ak ses attentes économiques loolu da ko yàq loolu da ko hypothéquer yàq ko dëgg yàq kon gagner les confréries soufis benn enjeu de puissance la boo xamee ne day permettre France ci mu briser l'élan de la lutte révolutionnaire parce que xeex révolutionnaire bi révolution bi moom néo-nationaliste bi dafay yàq ay enjeu France yëpp kon bu amee sëriñ si loolu lu baax la moo tax it ngeen xam ko ak ngeen bañ koo xam confrérie soufi yi
am nañ seeni plénipot confrères soufi yi moom yàlla rek lañ fi nekkal waaye nag am nañu bokk ci li nga xamee ne politique yi da koy def pour contrôler les cours des xalif généraux. am nañu bokk ci ñu entourage xalif généraux yi ñoo xam ne ña ngay dem di giseek établissement politique bu France ñi ngay gisanteek ñoom te Macron bëgg naa téye confrérie yi Sénégal bu leen téye ñaari enjeu la ciy am mooy waaju mel ne Macky Sall nga xam ne nekk lu fi dudut France intérêt France rek la fi nekkal ak ku mel ne Alassane Ouattara ak ñu mel ne ñoom léegi kilifa diine yi suñ amee seen silence ndax it bu leen fàtte ne ci enjeu des hydrocarbures lañ ne problème mu kii léegi su kilifa diine yi noppee mën nañoo noppi face une redoutable répression waaw parce que nag France dafa bëgg li ñu naan benn chape de silence face à une redoutable répression politique bu ko defee ñuy jàpp rek kilifa diine yi ne mii loolu lu neex France la maanaam it bu dëkk bi tàngee kilifa diine yi wax ndax yàpp kilifa diine yi weesul ku nar a def say arrangement yoo xam ne da nga koy def sur la tête des par-dessus la tête des Sénégalais ngay def ay arrangement politique nga ne ca démb sa wala ca suba sa nga seeti nga xalif général wala dara mel ne xalif général moom mooy homologué moom mooy superviser ay arrangement politicien yoo xamee ne day nekk aux antipodes des intérêts de la nation loolu saaga kilifa diine yi la ternir seen image la mais jéem leen a joxe de mauvaise conscience la loolu lu bon a bon la kon bokk na ci enjeu de puissance yi France fexe ba waxtaan ak kër yi diine Sénégal te mi ngi waxtaan ak ñoom bu baax a baax waxtaan wi lu ama am la ñi ngi waxtaan li ñu yëguñu ko waaye lenn li ambassadeur baa ngi koy def li ci desit ña ngi koy def ay ndaw a ngi yolliku fii di dem France di gisee ak ñoom te waxtaan wi sori na waaw ndax it bul fàtte ne France dëgg la moo sauvé Mali ci jihadisme bi waaye nag dàq gañ ko fa dàq da koo metti gi mu ko metti général bi nga xam ne moo jiite woon Barkhane les forces Barkhane foo ko fekk mi ngi ñaax ndeysaan di kebetoo ko ñaxtu rek di wax naan Russie jël na mine d'or yi nangam parce que mine d'or yi ak sous-sol minerais yi ak minerais bi ak sous-sol yi ak gisement de minerais yi yooyu pétrole beeg yooyu lu mel ne Mali nga xam ne foofu uranium dafa am ak yooyu loolu commandant bi nga xam ne moo jiite Barkhane ma ngay kebetu fu mu toll di kebetu naan Russie jël na lii Russie jël na laa nangam nga xam ne da leen a naqari kon bëgg nañoo renforcer terrorisme pour créer ay checkpoint yoo xamee ne checkpoint militaire la yoo xamee ne ci yoon ya jëm ci ressources yi maanaam point de passage ya jëm ci gisement de minerais yi yooyu ak mine d'or yi France bëgg na fa créer terrorisme ba man faa teg ay checkpoint militaire loolu na ko Sénégalais yi xam te loolu mooy li am donc bu dee ca Mali soo xoolee dañ fa gis imam Dicko ma ngay wax kilifa diine nañuy ñéem a dompte kilifa diine Mali nañuy waxtaan ak suñ kilifa diine yi pour tam si maanaam revendication citoyenne yi nga xamee ne day contrarier les intérêts vitaux de la France mutisme kilifa diine yi ak seen silence ci répression politique bi ñuy def citoyenneté bi loolu tubaab bi soxla nañ ko dégg nga wax bi loolu benn la ci côté yi ñu koy jàngat te gaañ it français leen yar moo tax kon yenn situation yi su naree garaaw yenn garaaw yi faaw France superviser waxtaan ak ñoom jéem leen a jubale te it nga jàngataat it aussi ne dañuy amit lu ñu naan compagnonnage épistémologique c'est-à-dire ñoo xamee ne wax dëgg yàlla seen origine logique su réewut
seen valeur commune soreewut wax dëgg yàlla ku wax Pape Diop wax Macky Sall ñoom ñëpp ñu jóge ca Ablaye Wade ja seeni valeur commune soreewut seeni prétention à se rapprocher de l'idéal it soreewut kon da nga ciy déggee loolu rek ne ñoom soreewuñ te it lépp lu nuroo rek mën a ànd waaye liñ ciy jàngat daal avec le départ de la vertu et du bon sens s'en vont le respect et l'autorité. Oui. Sous vertu ak bon sens amut rek respect ak l'autorité jóg daal di fiy jóge moo tax bi nga xamee ne média yeeg sëriñ seeg affairiste yeeg politique yi dañoo créer benn entre-soi seen diggante nga xam ne boo diggantee yenn sëriñ si sax ñu boole kele ci yenn rajo yi doo mën a wax TFM doo mën a wax feneen parce que benn oligarchie bi dañoo def seen benn entre-soi moo tax bi réseau nit ñi ñeneen fa ñukk mel na yekko xaj dem ci réseaux sociaux yeeg di waxtaan ci di bind ci page Facebook yi mu am nag résonance bu mag a mag nag résonance politique bu mag am audience populaire bu mag waaw am résonance populaire bu yaatoo léegi nag loolu gêné leen parce que gêné waat leen parce que entre-soi bi ni mu bëggee naje clameur citoyenne bi ak revendication citoyenne ci seen entre-soi bi éditorialiste yeeg yooyu parce que léegi soo xoolee éditorialiste yi léegi comme ni ma jàmbal ak yooyu seen ni ñuy financier fu ne ñu fay ami sànce nga xam ne loolu lu grave parce que entre-soi lañ dañoo bëggoon a naj nit ñi Macky Sall ci loolu la rédaction yu bare bari siiw na ne léeg-léeg sax palais leen di fayal seen i emploi léegi nag financement yooyu ñuy jot palais wala dara subvention yooyu bi ko nit ñi xamee nit ñi wàcc leen ne fi ko sànni leen fa ñëw yàq ko forox jubli ci réseaux sociaux yi moo tax it réseaux sociaux yi seen na leen bi nga xamee ne kuñ fi yaakaar rek da ngay mujj di wax waxeet nit ñi léegi fu autorité attention su fi autorité jógee lépp yàqu te autorité moom mi ngi dem population boo xamee ne plus de 70% ay jeunes yu ndaw a ndaw lañ mag muñ fi yaakaar rek nga dëkkee waxeet bon sens jóge fi vertu jóge fi léegi lu fiy des autorité ci boppam mooy effrité wu yàqu s'effiloché yàqu xottiku respect départ saaga rek a fi ñëw saaga rek anathème invective injure acrimonie rek wax ju bon kenn faaletul kenn te loolu manque d'éthique morale bi nga xamee ne politique ba nga koy gis transhumance jóge fii dem fee doo ci gis toog leen di xool rek te li ci yéeme mooy saa su demee ba dëkk bi tàkk kilifa gu mën a wax nit ñi gëm la lee mu wàññi ndax sutura si ci def ñàkk tegginu transhumance yeeg woote ay kilifa diine yuy débaucher ay politiciens pour ñu yoo xamee loolu immoralité gi ci nekk rek ay ñoo xamee ne dañu war a kénte ñuy ñëw di tudd ay kilifa diine jigéen ci taqal loolu ña ngay yàq autorité kilifa diine boobu crédibilité ñi ngi koy yàq ñi ngi écorner di éclabousser sa vénérabilité son aura dañ koy souillir loolu lu mat a baxel la parce que même boo xoolee ci loolu day yàq day fausser jeu démocratique bi te Macky Sall aussi li ma koy xelal ñaar dama koy wax war na analyser bu baax a baax Chadli Benjedid moo ne woon ak fils ba nga xamee ni algériens yi dem nañ ba ñàkk yaakaar woteel fils ñu xam ne fils it baaxul maanaam pour ñoom front islamique boobu de Saly ñu confisquer pouvoir bi te loolu mooy xeeñ bañ ko defee ba tey ci Algérie ca la yàqoo nii
du ca jóge CIA moo fa daal di amaat fukki ati terrorisme ren deeg lu ne daanaka sous région bi yëpp sax daanaka ca la tàmbalee yàqu kon na moytu ñaar te bu yàlla doone dogalee ne mooy doon liñ keñ nañ wax naan Josué mooy Josué fils de Nun mooy Yosha ibnu Nun bu ñu tudd anbiyaaw dañ leen ciy boole Yosha ibnu Nun yonent yàlla Muusa bu Macky Sall muy tuut lu ragal la nag syndrome yonent yàlla Muusa dal ko yonent yàlla Muusa ndeysaan ni mu tedde ak ni mu kii waaye moo peuple hébreu moo leen waroon a conduire ba ca udxulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu xaasiin la terre promise moo fa waroon a yóbbu bani Israël waaye nag ba nga xamee ne yàlla mere na bani Israël ba nekki maanaam tiix bi liñ naan fi tiix muy errance boobu ñu defoon dans le désert traversé des 40 ans boobu ñu nekk ci désert bi yonent yàlla Moussa fekkewut terre promise boobu ñu naan fekkewut bataayu Jéricho. Josué mooy successeur u Moïse dans la conduite du peuple hébreu vers la terre promise pourtant yonent yàlla Moussa la ko yàlla moo ko tàmbali woon waaye fekkewu ko terre promise bi nag Macky Sall syndrome maam day bañ a nekk yonent yàlla Moussa alayhi salaam alayhi day musalawaati yàlla na yàlla yonent yàlla Moussa alayhi salaam Macky Sall bëgguta dal li ko dal mooy conduire peuple Sénégal ba ca pétrole ba ne dem bañ koo fekke loolu lay bañ waaye nag loolu su ko yàlla bañ li wuti mën naa nekk na def très attention léegi assemblée comme ni ma ko waxee woon rek ci sama waxtaan bi mooy le cœur battant de la démocratie te lu am solo la waaye nag assemblée bi député assemblée amul solo député ya fay teew ñoo am solo te it mën naa amal njëriñ ndax Sénégal moom question yi ñooy question yi fi ëpp maanaam te it ala kulli haal assemblée bi dina ko traité mooy question des hydrocarbures contrat des ressources minières gazières et pétrolières yooyu moom dañ ko wax problème bépp de enjeu yi coow ak blocage yi ñuy junj yëpp yooyu la ñuy def addition ci yooyu rek la ñuy faire référence donc loolu lu am solo la ci jàmmi réew mi ak ci daluk réew mi ak ci la fay ñëw kon bokk na ci yi nga xamee ne mooy fléau yi nga xam ne moo jàpp Sénégal yi doonte peuple bi wote nañ indi fi benn assemblée tasaaro boo xamee ne kii la diversité la bu diverse waaye nag muy ab situation inédite boo xam ne gëj na fi am te it situation bu dafa war a imposer ñu dépasser les clivages la confrontation des égos dañ ko war a bàyyi dañoo war ngir loog yooyu ku ci ne dañoo war a dépasser sa bopp te xam ne lii bu fekkee bëgg réew mi ngay wax moo la jaral muy patriote muy kum mën a doon da war a xam ne nag lii war ngaa dépasser ay li ñu koy waxee di querelle de clocher wala ay manœuvre florentine yenn yeeg yooyu te xam ne querelle de chapelle yeeg yëpp ñu xam ne lii njariñul réew mi la te daluk askan wi stabilité réew mi sécurité réew mi ak sûreté de l'état da cee aju nga war a doxe nag sa patriotisme bopp kon assemblée boobu li mu war diversité bi li mu war a njëkk indi mooy assemblée redevienne un lieu de débat qui examine les sujets cruciaux comme les inondations, la flambée des prix des denrées de première nécessité, les contrats gaziers. Certes dina doon benn loolu débat yu tàng jër ay débat ula yoo xamee ne day jur ay désaccords mais des désaccords féconds déggoo yu kii yoo xam ne
yu désaccord yooyu yu essentiel la pour irriguer la réflexion. Donc kon Pape Diop su demee garaawut, mais nag préjudice moral bi moo fi ne, mais garaawut moo xam sañ na ko, dem na yoon ter na la ko dañ pensée unique du fi dox. Macartisme bi fi ne war nañ cee ba xel tuuti moo xam, mais waxeet kilifa waxeet ku ne waxeet nañ xam nañ xool réew mi fu mu jëmut kër te it bokk na ci it aussi plaie de la société, maanaam góob yi gën a askan si mooy média yi. média lañ yoo xamee ne ay média lañ yoo xam ne dañoo nekk au service de la classe dominante, yoo xam ne dañuy rek servir en non-stop, dégg nga dañuy servir la soupe du pouvoir rek di jox yi ba pare comme ni ma ko waxee woon créer seen benn entre-soi. ak it nag ay journalistes yoo dañu war a def it nag benn introspection, radioscopie média yi xool it ñoom it seen i nag def seen jëm a kii, ndax am nañ ci ay médias yoo xam ne nag duñ leen du des faussaires de l'info képp nag qui donne la contre information pour l'opinion. kon nag yooyu yëpp bu dajaloo ñu xam ne rek jagadi gi fépp la te nañ ko jàngat bu gën a global, bu gën a général, bu gën a mate. lii daal xam naa ko ci. am na ci yoo xam ne nag secret la te niñ koy togg ñoragul, ñun responsabilité rek la ñuy waxe donte lu mënti xew xam nañ ko, mais dëkk bi moom tractation yi moom daw na. France mi ngi reconfigurer mi ngi def ay reconfiguration sociologique et confrérique. confrérie yi mi ngi suuf yi mi ngi leen di xool, mi ngi leen di reconfigurer, mi ngi fay samp ay éléments. xilaafa gi mi ngi leen di remodeler, di leen façonner te lu garaaw la. ñaareel bi li ko ñetteel bi mooy li xew Fuuta yi ma ñëwaat ci. bu ñu waxee ñu naan Fuuta comme Touba, oui Fuuta comme Touba, Dakar. vote communautaire et communautariste kooku garaawul. am na France boo xoolee même Emmanuel Macron dafa toog ba ci yàgg mu ne il faut mu defaraat les liens abîmés yi nga xam ne moo am entre l'église et la République française. loolu waxoon na ko pour jéem a xool nu muy maanaam defaraat kii liens yi. loolu mënta ñàkk, mais nag boo demee Saint-Denis ñoom insoumis la ñuy woote parce que vote des quartiers populaires am na fa. même boo xoolee même la franc-maçonnerie, Grand Orient de France, Grand Orient de France, jamono yële nga xam ne at yële dañoo defoon li ñu naan faire la barrage. baat boobu sax ñëpp ci moom ñu koy utiliser, ñëpp ci ñoom la ko tekki woon, faire la barrage pour empêcher contre l'extrême droite. li ñu naan pacte républicain bi ngay kii bi ngay def yëpp ñoom ñoo ko créé woon. Daniel Killer booba Daniel Killer moo nekkoon grand maître de Grand Orient France, Grand Orient de France. booba moom it ànd ak kii Ricadet moom bi ànd ak it Grand Loge national de France. ñu ànd ñoom ñaar ak yeneen loge maçonnique, troisième yu demee noonu. même église bi day voté pour faire barrage contre Front National. le grand rabbin de France, Chaim Corsia, le consistoire judaïque de Paris, mais dañuy donner ay consignes de vote. vote bi kooku vote communautaire kooku mënta ñàkk, mais bourrage de buñ jaaxase nit ñi nañ wax foofu ñi ñaqarlu bourrage d'urne boobu ñu wax
conflit chiffre loolu nag moo jaaruwul ci démocratie parce que nag bourrage d'urne moom fu mu amee nag day fausser les règles du jeu te loolu day indi guerre civile ma waxaataat ko te niñ koy waxe ci réseaux sociaux niñ koy waxe ñi information yaa ngi daw ku niñ koy jiiñante mais daal bu loolu amee loolu baaxul ndax it ñi nga xamee ne sañ nañoo empêcher tere joolaay Gambie du ñuy sénégalais joolaay Guinée Bissau du ñuy sénégalais ñi nga xam ne sañu ñoo ñëw Casamance di wot pëli Mauritanie ak pëli feneen pëli Mali pëli Mauritanie sañu ñoo jógee ñoom it ñëw Fuuta di fa wote loolu moom jaaduwul su fekkee am na voilà loolu it ci yi jaaduwul tey faussé jeu démocratique bii la te ñu war koo jàngataat dina baax it kilifa diine yi duñ fi nekk rek di encadrer pouvoir loolu baaxul encadrement social la du gunge pouvoir bu fi ne ñu gunge la déedéet encadrement social la ñuy def mooy lu moo dëppoog régulation sociale parce que bu yenn philosophe yi wax naan maanaam bu ñuy xalaat naan ñun peuple boo bëgg esclavage lañ dañoo nangu bu ñu toog ak sëriñ si ñuy waxtaan sax dañ naan ñoom xeet wu nangu te tàggatu lañ mooy xeet woo xamee ne nag dafa am ay prédisposition naturelle à la soumission et au malheur prédisposition naturelle à la soumission et au malheur c'est-à-dire à la résignance acceptée à la résignation acceptée kon peuple boobu wax dëgg yàlla nangu nañu njaam lool nag ndax bu ñuy ab sëriñ duñ déggum njàngatam dañ koy jaamu waaw duñ déggi tarbiyaam ndax tarbiya dalay yar rek wa bi kitaabati ya rabbi kulla mutaalin li wajhi rabbi ca jaalibatul maraaxib maanaam tarbiya da nga koy jébbal sa groupe mu yar la tarbiya sa groupe muy accomplissement moral dégg nga def ko ci ba façonné la muule la ba nga dëppoog ni baax waaye du sam xel du sëkk ba nga fa jógee sax day ubbi sam xel da ngay bari ikam dégg nga bàyyi faa ñu naan baabul looloo da ngay bari ikam waaye warta nekk nag wax dëgg yàlla mais on ne peut pas faire taire éternellement la populace maanaam it terbiyewu gi du jaageen loo xam ne fabrique de servitude rek la ay ingénieur de la fabrication de servitude loolu baaxul loolu nañu xoolaat rapport bi ñu am ak diine ji rapport topp la rapport guidance la rapport gindiku la maye du rapport ak njaamu waaw du rapport ak njaamu loolu lu mat a ba xel la te it manees na cee taxaw def ab jàngat bu am solo voilà ndax maa ngi junj léegi nag comme ni ko philosophie waxee ku mel ne ak yenn penseurs yi Raymond Aron nee na la vie des nations demeure semblable à un état de la nature la vie des nations demeure semblable à un état de nature oui comme état de nature la waaye nag état de nature foo ko fekk état de conscience koy déterminer moo koy réguler moo tax sax buñ naan régulateur sociaux yi non régulateur de conscience la parce que boo nee régulateur nii rek comme niñ ko defee day war a am benn inviolabilité dañ ko war a woteelu loi comme yenn pacha yi bëgg defe ne sëriñ moom dañ ko war a woteelu inviolabilité ku sant Mbàkke wala Sikkeen wala ku la critiqué déedéet directeur de conscience boobu amul contrainte directeur des âmes la dañuy polir l'âme di ko defar par seeni ishaaraat inu murabbin bi xaalin wax doo abadan
minhu muraqin murabbin ak isharaat ay isharaat dégg nga kon dañuy ñoom ñooy régulateurs yi nga xamee ni ñooy maître de conscience directeur de conscience yi nga xam ne comme que nation bi moom comme état de nature la ñoom ñoo koy éveiller conscience am yar ko digal ko lu baax kon politique bi am na intérêt ñuy dellu ci kilifa diine yi di leen réguler waaye réguler yooyu nag doon implication politique partisane loolu baaxu ci kon nation bi la encadrement nation moo tax kilifa diine yi ci yeneen réew yi sax encadrement social lañ gën a lu ñuy gën a employé que ay régulateur social waaw loolu daal foofu nag bi nga xamee ne camp politique bi dafa nekkoon composé à deux blocs yu étanches boo xamee ne bu ci ne refusant toute flexibilité kenn nanguutu ci dégg kenn nanguwu cee waxtaan ak sa morom jamono boobu lañ waroon a inclure kilifa diine yi ci élaboration des règles du jeu ñu boole woon ci sëriñ si ñu homologué ko certifié ko signé ko waaye nag bàyyi ba jaan bi fi mu ne nii jamonoy crise lañ ne te it nag wax dëgg yàlla nii ñuy def di nax Sénégal yi rek xam nga itam Pape Diop maa ngi koy dégg mu naan ay canaux non démocratiques yi faire référence au coup d'état militaire yi mais li ñuy def mooy coup d'état militaire yi parce que volonté populaire saa soo ko détourné mooy coup d'état. Il faut faire l'autopsie d'une élection jouée d'avance. Il faut faire l'autopsie d'une élection jouée d'avance. Élection yoo xamee ne daanaka dañ ko joué d'avance loolu jaaduwul ndax ñëw ci askan wi ne leen damay contre ki d'accord ma ak ñoom ña contre kooku wote la nga noppi rejoindre kooku ndax la da nga détourner volonté kii te détourner nag volonté des suffrages le suffrage des Sénégalais nga détourner ko nag loolu mooy coup d'état parce que coup d'état dañ koo détourner loolu coup d'état yam su loolu baree rek xel yi dañuy applaudir coup d'état. Il faut que nag les élections ne deviennent pas des parodies de consultation démocratique loolu it dañ ci wax il faut ñoom waxkat yooyu ñuy xalaat loolu daal mooy jàngat préliminaire bi ma def ci maanaam bi ma def ci maanaam retournement de veste bi Pape Diop def bettutoon kenn te it Sénégal dañu bëgg a ndax seen bopp du Pape Diop dong de mbooloo la Sénégalais yi ku leen ndax lañ bëgg am na fi ay jëmm yu charismatique yu wér yu ñu wóolu waaye yow gis ay ngóor yoo xam ne bari ci démb jaay xam nga ne amuñu dara ñu jékki-jékki matraquage médiatique boo xamee ne kooku ñuy parade ci kii yu ne ku jóg naw la diw am nañ ci moom yaakaar naa nga solal la mbubb mu rafet mbubb yu weex nga sol boole la ak ay cercle ma introduire la ci ay cercle maraboutique nga dem foofu ñu ne kii la rek nga dem France nga wuti oto rek nga diw ñu ngi lay yaakaar nga tëb rek jóge fee mbooloo mi woteel la jëmuñu fenn ñi ñuy woteel xamuñu ñooy ñan jëmuñu fenn askan wu jëmut fenn lañ nag dégg askan wu jëmut fenn lañ jëmuñu fenn. ñeneen dina war ndax nit ñi da nga leen di xool xam fañ tàmbale yow sax nee nga da ngay def assainissement da ngay di secteur maanaam moralisateur nga nangam lu ne da nga koy xool te ay nit jóge fee rek ca fee yor oto yu rafet rek kaaw campagne xamoo ku leen jox xaalis ñu favoriser leen ci coqueluche de yenn médias yi di parade ci plateau yi rek ñu jox leen yenn audience yi rek nit ñi ngi toog leen jaamu. sol seen bassin xees ba weex xeesal wala ñu xees rek ñu naan lii na ñoom ñëpp ay dem parce que la leen ngelaw leen indi te ngelaw leen di yóbbu mosuñoo gëm dara ay centre d'intérêt ak ay affairistes yu mag ay 1000 banques ñoo leen financé teg leen waaw parce que dañuy waajal pétrole bi Serigne saa ngi waajal pétrole bi di pousse seeni pion ñoom Youssou Ndour ñi ngi waajal pétrole bi di pousse seeni pion askan wi nag mooy l'éternel dindon de farce l'éternel naïf devant l'éternel muy dindon de farce loolu nag il faut ñu libérer askan wi dañ leen di nax boo gisee
médias yi ni ñuy prolification des médias yi wax rek ñuy dofloo xel yi nit ñi rek politiciens yi di dofloo xel yi nit ñi xoolal léegi maanaam ni ñuy wax éditoriocratie maanaam entre soi des éditorialistes daanaka ñoom it ay ñoom ma jàmbal façon yooyu patron de directeur de publication yi patron de presse yi mais ñoom it nee na entre soi lañ def ñoom nguur gee ngi leen jox seen wàll mos sëriñ saa ngi mos ñeneen di mos ah il faut daal réew mi ñu xoolaat ko te waxtaane waat ko te xam ne li fiy dox du dëgg du yoon jagul ci benn set maanaam it kenn du fi imposé nag benn pensée unique nag maanaam dara ni yeewi rek ku bokkul yeewi déedéet saaru maanaam loolu naan manichéisme benn lecture manichéiste boo xam ne manichéisme ku ñëwul fii da ngaa dem ci Macky mooy Macky moo bon moo xam mais qualité de débat yi buñ ko esquiver pétrole am na Dakar am na fële xaw ma nuñ koy waxee di ca diggante Mauritanie ak Sénégal waaye am na boori si Casamance ak Ziguinchor it foofa nañ fa xool Ousmane Sonko aussi ñu ba ko xel ba xam yan waxtaan lay négocier lay waxtaan ak i mbeelo yan ay retombées lay am ci pétrole bi ay yan royalty ak i dividende la ciy am moom it ñu ba ko xel bañ koo rek doon leen donner le bon Dieu sans confession mel ne mooy yàlla ni koy jaamoo bu ëllëgee ñu juumati ci moom naan kii mel ne benn peuple boo xam ne amul xel yeewul du dëgg du yoon nañ ko seetaat te analyser ko waaw trafic d'influence bi bari na te côté bu ne lay feeñoo wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu